gu teeri Cap Vert ñu yaakaaroon ni sunu gosgala yóbbaale juróom benni néew waaye nag bi ñu xoolee nee nañu numéro bi ci nekk du numéro wu Sénégal numéro gànnaar la ambassade du Sénégal boo foofee di ko lijjanti des na ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi. courant bi njëg gi ñi nga xamante ne nii nag ñoom la seen loxo gën a jotadi seen ginnaaw téeméer boo jël juróom fukk ca maanaam ci ñi gën a suufee ñooñu nag yokk gi du leen laal directeur général bu Sénélec tey jii xëyoon ci ndaje ak taskatu xibaar yi doon ko leeral di wax lan moo tax ñu yokk ko aar li ñu bokk ni lu war a tax rek warul woon a yokk. Petrotim coow li ci judd woon ba procureur ubbi ci ab enquête doyen des juges di déglu nit ñi tey jii nag la waroon a tëjee ak Franky Timis moo waroon a wujji ki ko toogaloon Sénégal demoon ànd ak awakaam Alaaji Diouf. ndangal ma waa dëkk ba tey jii ci mbedd mi ndox muy coupé dëkk ci nag moom moo leen metti ba taxoon ñu doon fesal seenu naqar ñaareelu pàcc bi tàggat yaram bit soccer footballu tefes Sénégal Émirats Arabes Unis bu 19h jotee lay doon ak itam waajum Ligue des champions tey jii bëccëg bi nga xam ni moom moo ciy topp Seydou Nourou Ba lañ ciy àndal le marché li ci yéen kaay la ñuy daaneele. juróom-benni nappikati Sénégal ñoom ñoo demoon géej dellu suuñ juróom-ñetti néew ñoom ñoo teer yi ci gaal goo xamante ne nii nag numéro Mauritanie moom moo ca nekk. mu indi nag jiixi jaaxa ak numéro yi ak nombre yi ni mu tombé waaye nag ba fi mu ne nii kenn mënut a am firnde ni nag ay sénégalais la ñooñee nga xamante ne nii nag ñoom la ñu gis kon tey jii ca waaxi Cap Vert lii di xibaar boo xamante ne nii RFM nag solo na ko ci ay kilifa doon loon itam ambassadeur ba nga xam ne moo nekkal Sénégal ca Cap Vert mu ngi koy toppatoo ñu xool koor yooyee ba xam koor yi ñu mu des na ci dellu si waat ci beneen jotaayu xibaar courant beeg yokk gi ci. tey jii nag le directeur général lu Sénélec doon janoo taskatu xibaar yi ngir yeggee askan wi li waral dëgg-dëgg yokk gi mu ni itam am na ci ñi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw ña ca genn wàll ga ñoom yokk woowu nag du leen laal tey jii ci conférence de presse directeur général lu Sénélec Pape Mademba Bitèye Anna Rocha. bi mooy ñeenteel bi yoon ñuy def ay réajustement ci njëgum courant bi ci atum 2019 gi ñu nekk gannaaw dogal bi tukkee ci commission de régulation du secteur de l'électricité waaye nag ci ñetti réajustement yu njëkk yi nguur gi moo ci dugal koppar bile yoon nag dafa sàkku ci benn xaaj ci sénégalais yi ci way jëfandikoo yi ñu jàppale Sénélec Papa Mademba Bitèye njiital Sénélec di leeral lan moo waral bile dogal. Sénélec commission de régulation moo koy wax at bu jot lan nga war a am ci revenu boobu nag mu koy jox bu ñu jëlee téeméer bu nekk juróom-ñaar fukki yi presque dépense combustible lay nekk te nu ngeen ko xamee ñun dañ koy jënd bitim réew donc prix boobu noonu mënuñu ko maîtriser. muy leeral ni ménage yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a néew doole ci biir réew mi te ñu tolloo ci 50% ci clientèle u Sénélec ñoom seen yoon newul ci yokk gi ñu yokk njëgu courant gi la. day am ay clients yoo xam ne dañuy wax seen consommation dafa tuuti 0 ba 150 kilowattheures ñooñu la ñuy wax client à faible revenu mooy clients yi nga xam ne seen facture yeggul 25000 par trimestre am na ñoo xam ne 151 ba 250 am na ñoo xam ne ñoo ëpp 350 donc ñooñu li ñu doon fay la ñuy fayaat juróom-benn téeméer ak ñaar fukki junni clients yoo xam ne seen facture du changé. dogal bi kon dinañ ko tàmbali jëfee benn fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal te nag facture yi nga xamante ne moom la ñuy tàmbalee kon defar dinañ ko fay janvier jàpp février atum 2020 bu ñu sukkandikoo ba tey ci Papa Mademba Bitèye jamono yi Sénélec amatul problème énergie mu yaakaar ne li ñuy dugal ci koppar ci wàllu production courant bi dina wàññeeku bu baax a baax bu ñu tàmbalee exploiter lii di gaz bi bu ko defee kon ñu am yaakaar ne itam dina am impact ci électricité bi ba ñu mën a wàññiwaat njëg li. mu nekkoon Anna Rocha ci nettali gi yokk wi nag ñu bëri neexu leen ndax dugalati gouvernement bi loxoom ci poosu nit ñi la fas ci yéene tibbati xaalis waa aar li ñu bokk ni lu ñu war a woon a wax ni mën na ko expliquer rek mënoon nañoo fexe ba mu bañ a am ñoom itam nag tey jii ñu doot ci indi ay leeral wane ni nag lu ñu méttit lu la ñu ànd ceeg leeral yi Amadou Sabar Ba. aar li ñu bokk di ñaawlu njëgu courant bi nga xam ne dañ koo yokk plateforme bi di xam ne loolee du ci dal tey woo askan wi ci wile xeex Daouda Gueye moom moo yor kàddu bés bi. ñun aar lu ñu bokk ñuy woo saa Sénégal yëpp citoyen yëpp ñu lànk ba wut ku leen di lànkale lu jëm ci li nga xamante ni mooy yokk gi ñu yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi ñu lànk ko te wane ko ci anam bu nekk wax ne kat yokk gi ñu yokk xanaa njëgu mbëj gi duñ ci ànd te duñu ko nangu loolu moom moo tax aar lu ñu bokk maanaam kuréel gi ne kat moom dina fësal sañ-sañam jëm ci lan mooy lootaabee maanaam
organiser li nga xamante ni moom mooy xeex bi nga xamante ni askanu Sénégal dañ koy xeex jëm ci bañ li nga xamante ni moom mooy lambatu yi nga xamante ni moom la càmm gi nekkee maanaam état bi ak caytu gi ak gouvernement bi ak tële gi nga xamante ni moom la caytu gi wane ba mu indi jafe-jafe yi askan wi di ko dund loolu noonu dinañ jóg taxaw ne ñun kat duñ ko nangoo fay. dossier bii di Petro-Tim aar li ñu bokk ba tey bàyyiwul boobu lay xeex ay membre am di àddu tey bàyyiloo xel ki nga xam ne mooy doyen des juges gannaaw moom Samba Sall moomu sax ba mu paree li nga xam ne mooy audition yi mu doon amal. ñun ñu ngi xëpp suñu ay gët di xool ñun ñoo ngi xaar ba pare nag moom di ko ñaax ngir mu baral ñi xamal tamit ki nga xamante ni moom mooy magu àttekat yi ak yoonu Sénégal yëpp aaruna bokk du ñu mës a nangu lu tukkee ci enquête bi loo xamante ni dafay wane ne kat lii tëddeewul njaaxaanaay. ci assemblée générale plateforme bi yeesalaat na équipe de coordination bi fi mu toll nii Guy Marius Sagna ak Ndeye Fatou Diop Blondin ñoom ñooy assurer li nga xam ne mooy coordination bi ci diirug juróom benn weer te lenn soppeekuwul ci objectif yi nga xam ne aar li ñu bokk am na ko. yéemuñu kon ci métit lu ko rek dañu bëgg nag nit ñi xeex lànk bañ a fay loolu nga xam ne moom la gouvernement bi fas yéene teg ci njëg gi. démb ci ngoon xam ngeen ni ñu ngi leen doon wax ni am na lu toll ci 200 ak juróom fukki tonnes ci lekk gu ñu wërta lekk gu ñu sànni woon ba di ko lakk am ay nit ñoo xam ni wëlbatiku nañoo ginnaaw bi takk der yi demee doon ko roñ di yóbbu ca kër ya ndekete yoote duguleet am na ci ñoo xamante ne ni daanaka ci loolu la ñu amee xaalis ñu ni nag bëgg nañ gouvernement bi bu ñuy lakkati daal ñu taxaw fa ba lépp def doom ñuy doog a wane ginnaaw nde moo gën a wóor ci askan wi reportage bi foofee ca gox ba Abdou Diouf Diagne. boo ñëwee Benteñe nga jël sa ndeyjoor am na yoonu rang-rang woo xam ne moo lay yóbbu toggulu fii bëgguñoo gis benn yoon gan te it kenn nanguwuta àddu ci li nga xam ne moom moo xew démb ginnaaw ay waxtu ba ñu toogee Pape Seck doo ko nangoo wax ak ñun mu ñuy xamal ne produit yi nga xam ne ñenn ci askan wi dañuy dem di ko sulli ji koom-koom ju rëy lañ cay génnee ñu bëri sax am nañ alal ca lañ jaaree. yeneen village yi ñu wër tooglu ñoom commerce lañ ko def tellement vrai que ñu ci bëri tey ils sont devenus riches du ndóol moo tax ñi koy def commerce lañ ko def gis nañ ko fi ay jus yoo xam ne dama xeex ak élèves yi mais sinon xale yi dañ ko daan jaay fii lu war a jël 2000 et quelque la ko jaayee 250 boo defulee attention da ngay buub lu bëree. lu ci mën a am sagalut benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci gox boobule tey jii ñëpp leen di reetaan gis-gis boobu la soxna si fekk baax ci togg lu am. gàcce la moom parce que ñu yóbbu la fu nekk ne ñi ñoo doon sulli lii wala lii ñu leen di def ci presse bi loolu rafetul. naqari na ñëpp kay naqari na bépp jigéen parce que yàq der. mbir yi nag bu tollee fii ku ji njaag état bu Sénégal moom mooy njaag suñu sukkandikoo ci Djibril Diouf muy xamle ne yàgg nañ leen a wax la fa xew. li tax ça pose problème mooy ne ñi nga xam ne ñoo ñu waroon a soutenir pour que lii bañatee am ñoom ñoo ñu seetaan te nekk na mbir moo xam ne mbiri àdduna bi yëpp la ñaanuma ko yàlla état bu jékki-jékki woon dégg ne lu mat 30 personnes dee nañu tuglu lan moo leen rey problème mu intoxication yu demee noonu mais moom dañ mobiliser wu ñëw fekk si ñu nag ñoom ñu xeex lii mu dañ. askan woowu nga xam ne tey ji nag am na lu leen metti di sàkku ci état bu Sénégal mu daal di wut ay saafara si mbir mi lu ko mooy seen wér-gi-yaram dina sooxe lool. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. des ba tey ci li ñuy jëfandikoo li ciy gën a doon farata dim ndox nag tax waa ndàngal ma tey ji wàcc ci mbedd mi ndax robinet yu dëkkee coupé Babacar Diouf. benn baat rek lañ amoon ci seen làmmiñ Aquatech na fi jóge askan wi yeewoo ci commune bu Ndangalma yépp ñoom ñoo daje ne daal fermier bi li mu leen di jox ci ndox bëggatunu ko na fi jóge ma Njéeme Njaay mooy wax ci seen tur. jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñëpp àndandoo nañ ñu abal ñun daal loolu lañ soxla dama ne man bi minuit laa sangu mag mu toll ni man minuit laa sangu tëj robinet yi 7 heures 8 heures dootoo am ndox ba bët di set te commune bi yëpp la te dafa am beneen problème bu ci ne bi ñëwee léegi dama ne groupe bi am na fi problème maire bi mooy jënd batterie ñoom jënduñu batterie ñoom seen njariñ seen bëgg-bëgg daal mooy ñëw ramasser xaalis bi dem seen yoon buñ fi ñëwee léegi amul benn branchement bu am ndax béykat yi dañoo bëgg a béy mais benn branchement bi fi Aquatech ñëwee ba léegi benn amul loolu sabotage la ndox mi de man de sama glacière bi may def ndox bu ci amee ñaari fan calcaire na ci suuf. ci commune bi askan wi sax nee nañ ba may tut dootuñu fay facture yi ñu leen di indil tant que situation bi soppeekoogul. ñoo ngi ñaan nag Macky Sall mi nga xam ne nee na Sénégal émergent Sénégal mënta émerger te ndox mi baawaanu saawaan dañu koy ñaan Aquatech na dellu ginnaaw bàyyi ndox ñu yoroon suñu forage bi nga xam ne dañuy root di naan di sangu di fay. ci doxub ñaxtu boo xam ne nii dañ ci am ndigal way takk der yi nekk ci sànd
gendarmerie bu Bambey encadré ko askan wi yeewoo ci village yi nekk ci commune Ndangalma ci seen njiital chef de village ñoom ñoo bloqué route nationale numéro 3 bi ñaari waxtu Bambey RFM Babacar Diouf. ñu ngi jégalu kon du coupé gu metti ndox ma ci boppam moom moo baaxul ñeneen ñoo xam ne tey jii nag yëkkati nañuy tawat di liggéeykatu kuddu fas yéene nag toog bis boo xamante ne ni duñu séddale añ foofee la leen war duñ ko def naqarloo ko nag léeg-léeg fitna ji jóg di dal ci seen i ñoñ ñi àndandool di liggéey bu am ci ñoo xam ne gaañu nañ ca bu yàggul ci assemblée générale reportage ba Fatou Matali. ci mbiccoog mbaloo la assemblée générale liggéeykat yu kudd tàmbalee li ko waral di ab agent bu bëggoon jël kàddu ñu aye ko ay simili ginnaaw si dal daa di am ba tax Valérie Sambou Gaye di secrétaire général bu syndicat autonome liggéeykat yu kudd mën a yëkkati ay kàddu moom mi lee di àddu si li leen naqari ba waral ñu amal ndaje mi. travailleur kudd yi dañoo mer ndax mi ngi mel ne nga nekk sa kër rek say doom di la tooñ ngay encaissé bis dafa war a ñëw nga toog ak ñoom nag wax ak ñoom comme mënoo leen gis nag nga woote assemblée générale travailleur yëpp ñëw nga wax li la naqari donc li ñu naqari mooy étudiants yi bu ñu grévé dañuy dugg si suñu bureau yi di ñu brutaliser te ñun duñu seen ay noonu. benn fanu grève mooy li assemblée générale bi daal di jël nib dogal. li ñu décidé def mooy 24 heures waaw ñu toog banque suñuy loxo ndax bu ñu deful loolu rek day nuru leneen ndax travailleurs yi ñun syndicats yi lañ fi teg pour ñu leen di waxal seen ay soxla seeni soxla mooy ñu sécuriser leen sécurité lañ bëgg. loolee sax liggéeykat yi fas yéene nañ ko respecté. tey jii benn agent kudd bu mu liggéey dañuy décréter grève 24 heures. donte coow li bari woon na ba rotal ay kàddu jafe ñi di liggéeykat yi di xam leen ni seen yéene mooy ñoom ak étudiants yi ñu ànd jàmmoo ñu jàppee leen ni seeni ay waajur. mu nekkoon Fatimata Ly ñeent fukki minute ak benn gannaaw ñeenti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey. déglu gi doyen des juges ci mbiri Petro-Tim tey jii la waroon tëj ak kii waroon wuy jël Frank Timis teewal ko fii di David Lakki àndoon ak avocat fii Alaaji Diouf ñoom nag nee nañu Timis Corporation defut lenn loo xamante ne nii xëtt na ci sartu yoon ci ni mu def ba jot ci teeni pétrole yi ci réew mi Pape Balla Gueye. lu war a mat ñetti waxtu yoo xamante ne moom la kii teewal Frank Timis daal di def ci kanamu doyen des juges ci mbirum Petro-Tim bile David Legui ak maître El Hadj Diouf ñoom ñëpp ñuy xamle ne Frank Timis amul lenn loo xamante ne def na ko ci mbirum Petro-Tim bi nga xamante ne mooy lëmbee jamono jile. Timis Corporation xam ngeen société bu mag la donc am nañu ay ndaw yu bëri tey kii lañ tànn mu ñëw bu ñu laaj ko lu mu xam ci li ñu doon ni lañ luubal ay njubla yu def ci diggante Agritrans ak Timis Corporation ñëw ne laaj nañ ko woon na leen loolu dara amu ci comme niñ ko waxee woon mu ngi am mbégte ñoom ñëw pour leeral ndax lépp ay sos la woon ci lépp leer na. Frank Timis mu mujjee ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu woolu ngir daal leen di déglu ci mbirum Petro-Tim bi gannaaw enquête bi waa BBC def doyen des juges bi di Samba Sall nag ñu ngi koy xaar ci naka la fas yéene wéyalee mbir yi lee mbir moo xamante ne tuumal nañ ci Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall mi nga xam ne moom moo yor société bi di Agritrans gannaaw ba ñu jàppee ne dañ koo ger ci mbirum xaalis goo xam ne mu ngi toll ci $250,000 ci ay dollars. léeg-léeg ñu tàmbali kër docteur mbaaw yoon ab tëli mbaa barab boo xamante ni taax lay doon ñu bëri soxla ko ba pare liggéey ba yéex looloo tax nag waa IDEP tey jii doon ko waxtaanee ñu ni nag ci wàllu partenariat public privé yi ci wàllu infrastructure yi jar nay baral jéego yi ndax développement ci la aju te itam mooy tax investisseurs yi gën a sawar seen njiit ñoom waa IDEP di Bounemra Karina Bounemra Ben Soltan moom lañ ciy déglu ci micro Nafissatou Sylla. L'une des faiblesses du développement du continent c'est les infrastructures. li nga xamante mooy gën a taxawal développement wu continent bi mooy ñàkkum jumtuwaay lu ci mel na wàllum transport ak télécommunication yi yëf yi donte ni mi ngi am ay jéego mais dafa yéex te lu am solo la ñu jël solo su bëri wékk ko développement maanaam ci wàllum infrastructure te loolu buñ ci góorgóorloo bu baax dina yéegal développement dëkk bi tey jii mënuñoo woo kenn koo xamante ni investisseur la pour mu ñëw su ma doon joxe misaal rek defar fii benn usine te usine boobu mënuñu ko jox mu am courant boo xamante ni bu am qualité la te du am ay coupure wala sax mu nekk courant bu yomb jafe-jafe bi du rek ñëw indi xaalis wala produire da nga war di dëggal sa bopp maanaam sa produit yow boo ko tegee nit ñi duñu sax am xiili xaala ni lii lu baax la am nañ ay
réseau yoo xamante ni ci wàllum yoon la dina tax ba ngay am lii di connexion am nañu ay réseau yu baax yoo xamante ni dina la mën dimbale dañoo bëgg jox chance dëkk yi nga xamante ni dem fa dafay jafe ñu mën a am ay investissement yoo xamante ni dina tax ba investisseurs yi loolee dina leen xëcc ci wàllu woowu nag état dafa war a def kim kàttanam boole ko ci politique am ba investisseur privé yi mën a wuy si loolu. de partenariat public privé. soxna Senghor Colette Senghor mi faatu ajjuma alxamis lañ koy mujj denc suba la ñu ko waajaloon waaye archevêque gu Ndakaaru bi nga xam ne nag moom moo war a jiite la ca jëm moo am gànt moo tax ñu dàq ko ba alxamis ak jàmm. tàggat yaram Seydou Nourou maa ngi lay nuyu. Fay Makumba. footballu tefes Sénégal tey jii ñetteelu matcham. ñoom ak ñi di waa Émirats Arabes Unis ngir xool place foofee ca ñaareelu tour bi la coupe du monde Soda Thiam. lu jëm ci ñetteelu bëccëgu Sénégal gi nag Émirats Arabes Unis nañ ñi daal di jàkkaar lool mu di ab adversaire goo xamante ni teg na ay gëtam ci qualification jëm ci quart de finale yi Sénégal it naka noonu Ngala Silla di ci àddu. boo xoolee nu mu ñëwee si tournoi bi dafa ñàkk premier match am kon ñun après ñëw gagné donc danaan moom sansam mu ngi si loxaam donc dina xeex bu métti pour gagné ñu mais ñun aussi duñ ko bàyyil dinañ def sunu kénte laay kantaan fexe ba def am ndam seen kaw. Sénégal nag moo war a xeex match bi bu ñu sukkandikoo ci manager général bi fexe ba Émirats Arabes Unis bañ leen a jiitu loolu moom mooy bataaxal bi Ibrahima Ndiaye Chita di yabee gaynde yi. sur le plan psychologique dañ ko am ci yeneen équipe yi ba nga xam ne bii aussi bon boo leen mayee ñu ñeme la boo leen mayee aussi lu ñu la ragale aussi ñu ragale comme ni ñu taxawee rek contre Russie taxawee ko contre Biélorussie noonu la ñu war a mën a taxawee parce que tamit football yi du benn ñun li ñuy ragal trop ci Russie ak ci Biélorussie mun nañu wax ne gisuñu ko ci di matchu Émirats Arabes yi ñu gis mais comme football la aussi lii am tey mënoo ko natt ëllëg comme ni ñu ko naan defee ko noonu incha allah ndam li ñëw. Émirats Arabes Unis nag bi moo nekk juróom-bendeel bi yoon ñuy bokk ci coupe du monde waaye nag seen résultat ba gën a baax moo di bi ñu amoon ca édition gi weesu ca 9e place ba dañu yemoon waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kay tàggat gaynde yi li ñu gis ci terrain bi wuute na. dañ lay mëne ba pare ray match ba mu dee di la merloo boo meree nag après ñu yoxo su la marqué wala beneen bii te ñu lay jouer par contre ñun loolu bàyyi nañ si xel nee naa xale yi clé match bi mooy fexe leen ba jiitu leen mais boo leen xullee ñoom dañ jiitu leen parce que ñun boo ñu mënee dañuy yàkkamti donc ñun mëne rek moo ñu jig yàlla ñu niy ñaan yàlla rek mooy ñu mëne leen ñetti bi Dakar nga xam ne ñoom ñooy topp seen ginnaaw di daw. Émirats Arabes Unis Sénégal bu 19h15 jotee lay doon niki talaata ji mu ne woon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir Radio Futur Média. Soda Thiam ñuy waajal nag saison bu bees fii ci Sénégal Stade de Mbour di dalal ay joueurs yu bees yoo xam dañu leen a tàggate fii ngir ñu mën a tàmbalee boobule saison juróom-ñaar fan ci weeru décembre bi ñu dégmal ca stade Caroline Faye bu Mbour li sax waral ba ñu daal di génne budget bu tollu daanaka téeméer ak ñaar fukki millions suñuy koppar ngir daal fexe ba jël en charge maanaam fexe ba indee saafara ci bépp mbébét jonge sax delu sànq suñuy xibaar président Stade de Mbour Saliou Samb ak Virginie Léontine Sagna. ñu wéy ak tey jii tàmbaliwaatu ko Ligue des Champions match bi ci ëpp doole di Real Madrid mi dalal Paris Saint-Germain. waaw Real sax boobee di match boo xam dafa capital ci ñoom ndax Paris Saint-Germain moo leen door ñetti ba ci dara kon ñoom tey daal faw ñu door ñeent ba juróom waaye tamit match la boo xam ne ñii di waa Paris Saint-Germain waruñu ko sàggane Salimataaw. Real Madrid ak Paris Saint-Germain di tey ci ngoon Real de Madrid nag moom match sam bi daf ko war a gagné ngir mën qualifier ci ñaareelu tour bi entraîneur am bi di Zinedine Zidane moom mën naa wekku ci attaquant bi di Karim Benzema wante itam xaleelam si nga xamante ni xarañ na di ab brésilien am fukki at ak juróom-ñeent tudd Rodrigo. Paris Saint-Germain bu Thomas Tuchel moom nag groupe am daanaka ñëpp mat nañu te sax moom benn poñ bu ndaw rek moo ko manqué ngir mu jël premier ci poulam boobule ma nga ca Madrid ak ñeenti mbërëm yi nga xamante ni ñoom itam yaakaar na ci ñoom muy Mauro Icardi Kylian Mbappé Ángel Di María ak Neymar Junior Neymar moomee sax fi mu toll nii gaañu yamu amaatoon wér na te dina dellu si waat ci Ligue des Champions bi at gannaaw matcham bi nga xamante ni defoon na ko ci C1 choc bi nag di Real Madrid ak Paris Saint-Germain fi mu toll nii polisu espagnol ba yëpp mbàbbeeku nañu ngir surveiller ko du sax match ba dafa war a am ay defante wante ñay seetaan si boppam ñoo bëri ndax boo leen xaymaa toll nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróomi junni foofee nag ca stade Santiago Bernabéu. noonu la foora demee ndax match la boo xam ne Real moom daanaka dinañ teg bakkanam ndax foofu ñu door waaye tam ci xabaar yi ñu mujjee am kii di Neymar di joueur Paris Saint-Germain kii di Thomas Tuchel di kii tàggat club boobu da ko jël te ko ci banc bi daal di teg kii di Kylian Mbappé ba tey ca programme boobu Galatasaray
ak Club Brugge, Étoile Rouge de Belgrade ak ñi di waa Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Atlanta, Dinamo Zagreb, Juventus, Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou ak ñi di waa Leverkusen ñoo wax laala ci kanam Haj Makumba. jërëjëf Seydou Nourou. Le marché Nafissatou Sylla. dal leen ak jàmm. bëri na ci liggéeykat yoo xamante ne li ñuy dépenser pour lekk bëri na loolu ndax li ñuy yendu seeni bërëbu liggéeyukaay ñenn ñi nag bés bu ne mën nañu génnee ci lu toll juróomi téeméer ba juróom benn téeméer ngir daal di añ gannaaw sax bu ñu bàyyee dépense seen kër mu war a toll ci diggante juróom benn téeméer ba ñaari junni ci suñu xaalis loolee nag aju ci ni njaboot gi toll ak mën-mën gi am na sax ñuy wax ni weer bi mën nañu dépenser ci seen bërëbu liggéeyukaay ñaar fukki junni rax ci dolli ñeent fukki junni ca kër ga ñu teewlu ci Mohamed Nabi Sila. gannaaw dépense bu ñuy wàcce njaboot gi ñiy liggéey di faral di yendu àll obligé di añ ci restaurant yi lay. comme ñu dañuy liggéey ville des fois day demander des fois comme da nga war continuer def journée continue mënoo toog jógee sa kër 8 heures wala 7 heures des fois ndekki fa on est obligé dem ci restaurant lekk fa pour mën a donc def dara suñu biir pour mën ko ne li nga xam mooy suñu liggéey. lu ni mel doon lu cher lool suñu dégloo kàddu yu jógee ci Adama Sall gannaaw ba mu xamlee ni lu ëpp juróomi téeméer dana ko def ci benn añ dong lii bokkul ak la nga xamee ni dana ko wàcc ci kër ga. bu may xëy suba kër ga dafa génn naa fa bàyyi 3000 francs boo xam dépense quotidienne la mais bu ma demee si restaurant yi tamit nga xam ne nekk en ville añ lu gën a moyen cher 2500 la et des fois sax nga jënd plat boo xam ni dina la ko jaay 3000 francs mu nekk loo xam ni donc c'est équivalent à la ngay joxe sa kër kon nag mu nekk double dépense on est tenu à le faire parce que foog nga lekk pour mën ko ne si liggéey sinon xëy na bu fekkoon dépense bi mënoon ñàkk dana nekk loo xam dana baax loolu suñu poche yi mais nag comme mënul ñàkk tamit on est obligé de le faire. Amadou Ndaw di dëggal lu ni mel xam le ni budget dëgg mooy dem ci wàllu restaurant yi lay gannaaw gi nga xamee ni fokk ñu bàyyi xel ci ña ca kër nga. double dépense lay nekk de parce que di nga dépensé sa kër dépensé tamit pour yow donc ça veut dire que à chaque fois boo jotee 5000 francs ngay joxe sa kër di nga ci teg 2500 yow yooyu añee ça vous fait 7500 donc ça veut dire que dafay gën a gréver sa budget pour lekk rek ça fait plus de 200 000 ndax 25 000 yi bu dee par exemple par semaine tu auras 4 semaines 5 000 yi tamit même chose te dépense moom du toxu du kii bu dee 5 000 francs ngay dépensé kër 150 000 donc tu es à 225 000 le mois ça fait 100 000 plus les 200 000 que tu donnais chez toi donc ça veut dire que lu ñeenti nit di dundee yow un demi ngay dundee yow kese quoi. bokk na ci li waral seeraayu lekk gi ci ndang ñenn ñi gisee ni wàllu tourisme waaye itam ay nit yu jóge ci yeneen i dëkk ñu affecté leen ci ndang lu ni mel di leen indil ay dépenses yu mag. Saint-Louis y a beaucoup d'expats des gens yoo xamante ne dañ fi ñëw pour liggéey kese quoi donc dans les banques dans différentes structures ils sont pas en famille donc moo tax et puis bon c'est une ville touristique également surtout en ville les plats coûtent excessivement cher. joxe dépense lekk ñaari yoon liggéeykat yu bare di ko def gannaaw waxtu añ ba mu leen di fekk ci bërëb yi ñuy liggéey lu ni mel nag di indi gàllankoor ci yeneen i koppar yoo xam ni dañ ko namoon def ci yeneen i dépense kër. njëkk yu bëri nag yu ñuy proposé ci restaurant yi am nañu jàpp ni cher na loolu waaye nag li koy waral mooy dalluwaay bi ak qualité ñam yañ fay lekk bu ñu sukkandikoo ci Mouhamadou Lamine Mbengue di expert consultant en marketing social dafa di loolee dañ koy def ngir gën a mën a jaay mu am sax beneen tendance mooy ay service livraison di la fekk sa bureau di la indil añ loolee ay jigéen di koy def te léeg-léeg sax njëg mi mën naa cher mu doon tamit ay pexe yu am doole bu ñu sukkandikoo ci suñu expert en marketing social bi le rax ci dolli jumtukaay yu bees yi te xarañ mu sekk waxtaan ak Seydou Nourou Ba. Maodo Lamine Mbengue maa ngi leen nuyu nan nga gisee tey restaurant yi nga xam ne dañoo bari ci Ndakaaru ak sax yenn dëkk yi di faral di jaay ay plat yu cher sax waaye di ko jaay ay clients yoo xam ne dañu am ay postes yu mag maanaam seen poche xaw na des tuuti. loolu boo gisee aussi c'est-à-dire que restaurant bi nga dem moom dafa am koo xam ne nii foofu la bëgg toll maanaam am aussi ay xeetu clients yoo xam ne nii ñooñu la bëgg recevoir ak ñooñu bu koy def dinay dox xëy na yenn cadres yi les hauts fonctionnaires ñoom xëy na loolu du leen wàññi dara ñu jënd plate 4000 benn étudiant ou bien un jeune fonctionnaire ou bien un agent de terrain un agent commercial ça peut être cher pour moom kooku day dem feneen foo xam ne nii ceebu jën 500 la wala 1000 francs parce que nag dañ lay jaayaale aussi fi nga toogaale bërëb bi ci matériel yi xeetu fourchette yi nga yore palaat yi ak yooyu yëpp ak qualité lekk bi aussi xeetu jën yi mënu ko xam taatu jën moom ceebu jën mun a nekk ak yaboy mun a nekk aussi ak jën boo xam ne ni xaw ma jën yi lool waaye jën yoo xam
xam ne dafay xaw a cher lool te yooyu yëpp da ciy joué ak surtout nag bërëb bi ak xeetu clients yi nga xam ne ni ñooñu lañ bëgg jël. am tam li na loo xam ne dafa di ay restaurant yoo xam ne dañu yónnee ay plat ci entreprise ñu koy jaayi diggante 1500 ak 2000 francs CFA. ay entrepreneur ay restaurateurs dañuy gis benn poox ndool nekk xëy na ñii bu ñu leen di livré seen bureau duñu génn bu ñu amee foofu fu ñu añee xëy na dañ mun a am dañ mën a jaay ñun ay plat parce que duñu loué restaurant seen kër la ñuy toggee yore seen téléphone wala seen internet après ku passé commandé rek ñu wax la daal li nga soxla ñu indi la ko nga loolu c'est moins coûteux moo gën a moins cher nga jël benn restaurant booy fay 300 000 par mois nekk benn bërëb kese ici di nga mun a jot yu bëri te donc boo wàññee njëg li ak xeetu jaay bi ngay jaay di nga si gis ak 2000 francs 1500 loolu ay stratégie commerciale la yoo xam ne nii dinañ ko gën di gis d'ailleurs ci produit yu bëri waxuma laa nag ci restaurant. fii la ñu yem ak yéen ak le marché ñuy jaajëfal Mohamedou Nabi Silla Seydou Nourou Ba ci réalisation bi ak Assane Diouf ci xarale gi ñu leen di jox dig daje ay bés yi di ñëw ngir beneen numéro